ngeen déglu ci vidéo bi benn intervention docteur Bousso bi confirmé que ni jàngoro ji benn grippe la boo xam ni soxlaatul ñu yóbbu fitu sénégalais yi donte nañu respecté consignes yi mais corona waruñu tere dund warul tax ñu taxawal activité réew mi loolu waxoon nañ ko tey ab docteur bu nekk ci biir système sanitaire bi dëggal na ko donc li ñu war a comprendre mooy enjeu yi feneen la fi mu toll nii est-ce que xam ngeen ni jamono gi ñuy wax ak yéen Macky Sall signé na benn accord ak OMS pour ñu tester lu toll ci 5 essais thérapeutiques ci ay doomi Sénégal joxe na déjà accord am waxuñu leen vaccin boo xamante ni trouvé nañ ko ba mu fiable xam ne lii day faj mais ay vaccin yu toll ci juróom ñenn ñi ne juróom-ñaar la yu ñu war a tester ci ñun sénégalais yi pour xool ba xam baax na wala déet laataa ñu koy tàmbalee tasaare ci àdduna bi yépp du suñuy kàddu nag benn ndawal OMS bu nekk biir Sénégal buy docteur Mari Ba moo ko xamle di ngeen déglu ci vidéo bi intervention am mais li gën a graaw ci mbir mi mooy OMS en collaboration ak Bill Gates bi nga xam ni bokk na ci benn ci ay bailleuram dafa recommander dëkk yépp maanaam sàkku ci dëkk yépp ñu arrêté utiliser li nga xam ne mooy chloroquine muy ab médicament boo xamante ni ñun réewum Sénégal jox nañu ay résultats yu am solo te loolu professeur Seydi dëggal na ko donc li ñu mën a jàpp ci loolee lépp mooy gars yi tey noppi nañ ngir yokk taux de mortalité bi parce que bu ñu arrêté utiliser li nga xam ne mooy chloroquine nombre de morts yi maanaam doomi aadama yi ñàkk seen bakkan dina yokk et dans ce cas forcément ñun dañuy accepter vaccin yi parce que moo fiy sës bu leen mës a fàtte objectifu gars yi fan la ñu bëgg a jëmee lenn la mooy créer des problèmes pour apporter des solutions dugal doomi aadama yi ci guuta ñëw na leen saafara saa ngi nii alors que loraange la nar a doon. réeréewu leen mbir ni suñu réew moom depuis le début maanaam ci njëlbeen nga lañ ko dugal ci combat boo xamante nii daanaka yoonam nekku si maanaam bi corona duggee suñum réew ñun Sénégal xooluñu naka la ñuy tëggee suñuy stratégie yu méngoog ñun suñu nekkin ak suñuy réalité sociale ngir génn ci mais dañu dem langaamu ci ginnaaw France ak yenn mbootaay yi kon bu ñu jëlee yenn décisions yi duñu bett yaakaar naa ni yéen ñëpp yëg ngeen ni Macky Sall ci bés yu weesu dafa participer ci benn tribune bu ñuy woowee s'unir pour un vaccin pour tous contre le Covid-19 maanaam mbooloo ñàkk bépp doomi aadama ngir xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19 muy ab réunion virtuelle boo xamante ni 140 personnalités jotoon nañ ci participer ñoom ña ka teewe woon itam doon plaider ngir vaccin bi bis bu disponible mu doon lu gratuit pour réew yépp muy loo xam ne OMS moo koy piloté parce que mooy banqaas bi caytu wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi donte doxalinam wuute nag li muy woote daan ci joxe quelques exemples donc seen programme de vaccination bi ñu bëgg a amal ña nga xam ne nii jotoon nañ ci participer daal di koy signé Sénégal bokk ci réew yi ko xaatim léegi nag à quel prix maanaam ci ban njëkk loolu moo jar laaj parce que dëgg nañu ngi naan gratuité vaccin maanaam garab boo xam ne duñu fay mais lan moo ne ci ginnaaw est-ce que ñoom Bill Gates yi nar a financer loolu noonu dañu jël seen xaalis sànni ko noonu sans que ñu xaar ci dara ci bénéfice loolu yanuwul maanaa industrie pharmaceutique bi ñoom itam duñu def ci yaama neex loolu moo waral ku jóg di wax lu nduroog garab bi faj Covid-19 ñu fexe ba discrédité la ba dootoo jarati dara parce que dafa am benn business bu rëy bu nekk ci ginnaaw virus bii nga xam ne moo lëmbee àdduna te xalaatuñ mu raw leen. ñëpp xam nañ ni Didier Raoult moo nekk cible gars yi depuis bi mu ne chloroquine dafay faj coronavirus parce que moom Didier Raoult benn anticonformiste la boo xamante ni du topp ci ginnaaw OMS comme ni ko yenn acteurs yi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram di defee bañ na ko sax ba benn ci ay interview am dafa ne confinement bi sax nekkul idée boo xamante ni baax na moom dafa jàpp ni nit ñi dañ leen war a bàyyi ñu doxi seeni soxla mais ñu respecter consignes yi protéger également ñi nga xamante ni jàngoro ji ñoom lay gën a sonal muy mag ñi parce que la plupart ci ñoom dañuy sooxaale yenn jàngoro yi moom di jarawultu bokk na ci doomi aadama yoo xamante ni ñu démystifier jàngoro ji maanaam du lu garaaw loo xamante ni jar nañuy tiital doomi aadama yi utiliser médias yi yóbbu fitu ñëpp donc moom di jarawult benn élément la woon boo xamante ni il fallait que ñu éliminer ko ak protocole bi nga xamante nii nee na baax na muy chloroquine maanaam wan doomi aadama yi que ni li muy wax amul fenn fu mu ko teg li tax nag ñu leen di expliquer lii mooy pour wan leen ban yoon la OMS bëgg a jaar pour forcer ñu ay vaccin am maanaam dàq bépp proposition bu juddu lépp rek ngir dérouler seen agenda bi nga xamante nii namoon nañ ko def. ci noonee la benn revue médicale britannique bu ñu woowee The Lancet muy revue boo xamante ni partenaire la ak OMS parce que liggéey nañ ci programme yu bari ci mel ni xale yeeg changement climatique bi donc benn revue la boo xamante ni day lëkkaloo ak OMS. ñoom nag ñoo def benn étude maanaam benn jàngat ne chloroquine bi nga xam ne Didier Raoult nee na dafa efficace baaxul santul yàlla dafa sax dangereux ci ñi nga xamante ni ñu koy jëfandikoo
alors que bu ñu sukkandikoo ci ay études yoo xamante ni moom Raoult fësal na ko contraire bi la ñu gis. parce que Didier Raoult moom ci clinique bi nga xamante ni jiite na ko biir Marseille 1000 personnes yoo jël maanaam junni doomi aadama yoo jël 91,7% yi maanaam téeméer yoo jël juróom-ñeent fukki yeeg benn yi dañuy am tan bu baax gannaaw ba ñu leen joxe chloroquine ci diiru fukki fan. loolu ay études yu wér moo ko firndeel nga ñëw Sénégal am na lu toll ci 1500 personnes maanaam junni ak juróomi téeméeri doomi aadama yoo xamante ni wér nañ te garab boobee lañ leen fajee professeur Seydi dëgg na lu ni mel. nga dem Maroc c'est le même cas nga dem ci yeneen dëkk Afrique résultat yu baax lu ñu am ak chloroquine bi mais terewul OMS ci publication bi nga xam ni The Lancet def na ko ci la sukkandiku ba jël ndogal lundi 25 mai que benn dëkk bu mu jëlati risque utiliser li nga xam ne mooy chloroquine maanaam nañu dakkal bépp essai clinique ak médicament boobu noonu. léegi nag ndogal bi nga xamante ni OMS jël na ko ndax réew yi dañ ko jëfe wala déet en tout cas ñun Sénégal jural nañu ay résultats yu am solo d'ailleurs bokk nañ ci réew yi nga xamante ni coronavirus sonaluñu trop donte am nañu ñàkk seen bakkan ci mbir mi yàlla leen suñu borom yërëm mais ñooñee ginnaaw na seetlu ngeen ni ay mag lañ te koo ci jël am na benn xeetu jàngoro bu doon sooxaale mënuñu la wax sax clairement que ñi ginnaaw na ndax feebar bi ñu amee woon moo yóbbu seen bakkan wala corona. parce que dañu seetlu que ni réew mi léegi amatul beneen xeetu feebar bu dul corona ku génn àdduna rek corona moo la rey te loolu moo jaaxal ñëpp. léegi nag gannaaw ba ñu garab bii di chloroquine jurale ay résultats yu efficace OMS santaane pour ñu arrêter utilisation wu garab boobee. laaj bi nag mooy est-ce que Sénégal day arrêter di ko utiliser en tout cas ñun gëm nañ ni Macky Sall dina joxe ay recommandations ngir ñu aaye ko xamuñu nag ba xam ñi yëngu ci wàllum wér-gi-yaram daañu jël seen responsabilité wala déet. parce que wolof Njaay dafa ni ku la abali bët fu mu ko neex ngay xool Macky Sall dafa nangoo jël xaalisu gaay yi te faaw mu fay bor. fay bor bi mooy luñ ko wax loolu lay def moom amul choix le 2 avril bi weesu banque mondiale jox na ko lu toll ci 20 millions de dollars presque 12 milliards de francs CFA pour xeex jàngor ji moment bi ñuy wax ak yéen signé na ay accord ak OMS pour que ñu testé lu toll ci 5 vaccins ci ay doomi Sénégal maanaam ñu testé ay garab ci ay sénégalais pour xool baax na wala baaxul loolu du suñuy kàddu ndawal OMS biir Sénégal di docteur Madi Ba moo ko wax. experts yi ñu ngi ci liggéey am na benn essai 5 essais thérapeutiques yoo xam ne ñu ngi ci te ñu tuddee ko solidarité essai solidarité Sénégal sax bokk na ci dëkk yoo xam ne nangu nañu bokk ci essai yooyu pour que suñu gisee garab bi mën faj feebar bi ñu mën ko lawal ci dëkk yi ñu mën ko utiliser. c'est-à-dire dañuy tester benn garab. ci animaux yi in vitro xaw ma nu ñu koy waxee ci laboratoire voilà ba ñu gis ne lii wone nañ ne mën na faj feebar sàngam gis nañ ne ci laboratoire mën na faj après ñu commencé ko encadré tout est encadré mën ko tester ci nit pour mën a wax ne lii baax na pour kii ko. donc gis ngeen ni OMS moom mi ngi dérouler campagne am digle na ñu arrêté utilisation chloroquine alors que moom ba léegi trouvé wul benn solution mi ngi ci phase test te test yooyu noonu ñun Sénégal bokk nañ ci réew yi accepté ñu essayé ko ci suñuy doomi réew balaa ñuy dëggal ni wér na wala wérul maanaam ñun ñoo nar a nekk seeni cobaye. te il faut que nit ñi comprendre bu baax stratégie bi nga xamante ni OMS moom la teg xam ngeen ni chloroquine doxin ay résultats yu wér. léegi buñ nee nañ ko arrêté jëfandikoo te amuñ beneen solution forcément ay junni doomi aadama daañu ñàkk seen bakkan ñoom nag loolu mooy seen objectif bu nombre de morts di augmenté woo maanaam li mu doomi aadama yi génn àdduna yokk ba médias yi amplifié ko tiital nit ñi bu boobaa nag la ñuy ñëw ak seeni vaccin ne jël leen ko balaa ngeen di dee parce que ñoom seen objectif mooy vacciner lu toll ci 7 milliards de personnes par force. Almost everybody vaccinated globally. We still won't be fully back to normal. We want to go, in manufacture and do construction and go to school. fii Bill Gates bi nga xam ni bokk na ci ñu financé vaccin yi ñu OMS bëgg a proposé di xam ne ni tant que vacciné wuñu adduna bi yëpp mbir yi du mën a jaaraat yoon moom Bill Gates mu ne ñun ñëpp bëgg nañ usines yi ubbiwaat chantier yi daal di reprendre écoles yi naka noonu mais yenn événement yu ci mel ne rassemblement public yi dootul mën a nekk parce que lu ko mooy rek jàngoro ji day law mu daal ciy teg ni. pour loolu lépp nag mën a amaat ci nu mu gën a gaawee vaccin yi rek mooy li koy mën a faj faaw ñu vacciner lu toll ci 7 milliards doomi aadama maanaam adduna bi yëpp.
donc gis ngeen ni ñoom am nañ seen agenda te namoon nañ ko dérouler en complicité ak suñuy dirigeants. Bill Gates moom xam ngeen luy objectif am benn mooy réduire population mondiale bi parce que moom jàpp na ni plus doomi aadama yi di wàññeeku plus ñuy mën a wàññi pollution bi te loolu vaccin yi mën na ko régler. ñaareel bi mooy utiliser lu ñuy wooyee nanotechnologie maanaam créer ay puces yu ndaw yoo xamante ni bët du ko mën a gis loolu la ñuy def ci ay vaccin pour mun ñu contrôler maanaam suñu yaram yi la ñuy connecté ak ay satellite. ci intervention am Madi Ba dafa ne 5 vaccins daañu ko testé ci réewum Sénégal mais ñun ci suñuy recherche juróom-ñaari vaccin la ñu trouvé te yooyu yëpp Bill Gates bokk na ci ñi nga xam ne ñoo koy financé. ci description vidéo bi def nañ ci ay liens yoo xamante ni mën na leen permettre après ngeen dem découvrir yeneen information yu gën a yéeme ci vaccin yu Bill Gates yooyu noonu parce que lépp xajul ci vidéo bi amaana dañ ci dellusiwaat. te li tax nag ñu gën a am njàqare ci test yi nga xamante ni mën nañ ko amal suñu réew mooy Bill Gates dafa yàgg def njombe ci àdduna bi ak vaccin yi nga xamante ni mi ngi koy proposé boo demee ci réewum Inde yóbbu nañ ko cour suprême pour àtte ko ndax lan moom ak société bi nga xam ne mooy GSK dañ fa essayé woon en 2014 ay vaccin ci 23000 xale yu jigéen maanaam ñaar fukk ak ñetti junni xale yu jigéen yoo xamante ni da leen testé woon pour nee na xeex lii di virus du papillome humain. mais gannaaw ba mu vacciné xale yu jigéen yooyu noonu 1200 ci ñoom maanaam junneeg ñaar téeméeru xale yu jigéen yooyu noonu dañu am ay effets secondaires maanaam ñu dem ba mënatuñu jur doom juróom-ñaar ci ñoom ñàkk seen bakkan te ci benn village bu sori lañ ko defee biir Inde. ba tey ci biir réew boobu noonu nga xam ne mooy Inde Bill Gates déroulé woon na fa benn programme de vaccination pour ne dafay xeex polio mu essayé 50 doses yu wuute ci ay xale yoo xamante ni amaguñ juróomi at finalement fan la mujj 490 000 xale. maanaam ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki junni xale dañu paralysé finalement dañ ko dàq Inde moom Bill Gates ndax politique de vaccination bu bon. boo ñëwee tamit Afrique def na fi ay musiba yu dul jeex parce qu'en 2010 essayé woon na benn vaccin boo xamante ni nee na li ko tax a jóg mooy xeex malaria mu vacciné lu toll ci 5949 xale maanaam juróomi junni xale ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent. vaccin yooyu noonu rey lu toll ci 151 xale yu ndaw téeméer ak juróom fukk ak benn liir. 1048 xale maanaam junneeg ñeent fukk ak juróom-ñetti xale am ay effets secondaires yu graaw yu ci mel ni paralysie maanaam lafañ convulsion fébrile maanaam benn crise boo xamante ni xale bi day jékki saay xulli bët yi yaram bi contracté wu ak yeneen jàngoro yu ci mel ni crise d'épilepsie maanaam xale bi day perdre conscience du nekk koo xamante ni day normal ci wàllum xel. en 2002 aussi ak campagne de vaccination bi nga xam ne mi ngi ko tuddee Men Afrivac ci juróomi téeméeri xale yi mu vacciné boo ci jël 50 yi maanaam juróom fukki yi dañu paralysé. donc laaj bi ñu laaj mooy est-ce que jëmm ji bu financé ay vaccin ne dañ leen koy testé yéen sénégalais yi xool ba xam baax na wala baaxul di ngeen ko nangu waaw wala déet ku ci nekk libre nga pour def sa propre jàngat. ñun nag li ñu metti ci mbir bi mooy Sénégal newul ci situation boo xamante ni jar na ki ñu ne mooy suñu jiital réew di dem di signer ay accord pour que ñu jël ay vaccin di ñu ko testé ñun franchement gisuñu lu fi jar mu ñuy tayle. parce que comme ni ñu ko waxee woon coronavirus nekkul lu extraordinaire ba tax tey ñuy décréter sax état d'urgence waxoon nañ ko suñu vidéo yi weesu te bañ demee ba ci kanam dëgg bi feeñ na parce que quelques jours après docteur Bousso bi nga xamante ni mi ngi ci biir système sanitaire bi di gis ay malades yu nekk réanimation diggante dund ak dee moom moo dëggal ni jàngoro ji jarul ñu ci yóbbu fi du doomi aadama yi. mun nañ habiller moins lourdement légèrement sol comme ni ñuy opérer di sol ak gant ak masque donc gis nañ ni standard bi ñuy yëkkati bi ñu ne fi ñu nekkoon mun nañ fa wàññi. effectivement loolu je pense que ça a contribué on a une responsabilité à renforcer un peu stigmatisation ba nit ñi dañ ko ragal. te aujourd'hui bu ñu xoolee grippe bi c'est une grippe en fait. li muy rey je pense que en 2 mois et demi on est à aujourd'hui 32 fanweer ak ñaar. mais am na yeneen feebar yoo xam ne tous les jours ñu ngi rey fii nit ay Sénégal. mais médiatisation bi image yi nga xam ne moo gis moo ñu topp ba nga xam ne daf ñu xaw a tënk mais léegi ñu ngi koy jéem a rectifier parce que gis nañ ni mënuñu continuer avec stratégie boobu.